jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu yéen ñi nga xam ne yéen a ngi déglu rajo Rewmi FM 97.5 Abdou Khadre Seck moo nekk ci micro bi Mamadou Diaw Diallo moo nekk ci wàllu technique bi mbokk yi ñu daal di dellu siwaat ci seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h maanaam ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu tey nag mbokk yi ñu daal di dellu am mbégte invité commissaire Boubacar Sadio moom nag mën nañoo wax ne commissaire la boo xamante ni tey bu ñu ràññee la ci Sénégal mu nekk retraite commissaire Boubacar Sadio maa ngi lay nuyu. Abdou Khadre maa ngi lay fay di la gërëm ci invitation bi nga xam ni defal nga ma ko mu war ma jox occasion boo xam ne dinaa wax ak say auditeurs. te di ñaan yàlla kaddu yi nga xam ne ñoo fiy jib mu amal leen njëriñ lool parce que loolu moo ñu tax a jóg askan bi. mbirum commissaire bi nga xamante ni nekkoon nga ko te nekk retraite lan nga ci mën a dolli ci présentation bi. waaw commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle la ci laa jëlee retraite bon li nga xam ni moom laa mën a dolli ci présentation rek ci fekk ni wàllu cursus scolaire la lycée Blaise Diagne laa jànge foofu laa amee sama BEPC mooy li ñuy wax DFM tey bi ma koy amee aussi wax dëgg yàlla aussi bokk naa ci élèves yi nga xam ne ràññewoon nañ leen fa laa amee aussi sama baccalauréat baccalauréat bi aussi bi ma koy am aussi dama bokk ci ñi nga xam ne ñoom la ñu gën a ràññee foofu parce que dama amoon mention bien ma nekk également le premier du jury je crois ma nekk aussi le deuxième ou le troisième du centre d'ailleurs sax loolu moom may bourse ma dem France pour jàngi lycée Henri IV bon ma dellu ci Sénégal ñoo def concours police admis ci am ci aussi note bu baax ñu affecté ma Saint-Louis ma yore PJ bi foofu Saint-Louis jóge Saint-Louis ñëw Dakar ma ñëw sûreté urbaine aussi yore PJ bi fii ensuite nekk adjoint chef sûreté urbaine ma jóge nag SU dem Guédiawaye jóge Guédiawaye nag dem Tivaouane nag fa la ñu événement 87 yi fekk bon 7 ans juróom-ñaari at ma jiite alkaati yi nga xam ne ñu ne ñoom la ñu rajo woon daal bon radiation bi xëy na pour wax ci moom pratiquement benn émission du doy fa laa jógee ñu dellu suñu police municipale ma nekk d'abord directeur police municipale Pikine ensuite ma ñoo nekk directeur police municipale Dakar waaye si diggante bi demoon naa Congo pour nekk mission des Nations Unies après ci mujjanteel gi nag laa dellu police nationale comme conseiller technique mais en même temps aussi ma nekk may def fa fonction adjoint directeur général police nationale fa lañ ma jógee nag ñu yóbbu ma ASP ma nekk foofu directeur des opérations fa laa jëlee retraite daal ba nëgë nii. jërëjëf commissaire Boubacar Sadio xam naa ne suñu laaj bu njëkk ci wàllu woowu ndax su ma la déggee mooy da nga am benn expérience bu mag a mag jëm ci mbirum sécurité jamono ji nag yow yaa ngi retraite li nga xamante ni dañ ko seetlu ci ay réew am na doomi réew yoo xamante ne suñu jàngee jaar fi ñuy jaar ba am expérience même suñu demee retraite tamit gouvernement ba wala président ba wala ñu jiite réew ma dañuy soxla ñooñu seen xalaat même su dee dugalaatuñ leen ci fonction publique tamit dañuy soxlawaat seen xalaat fii ci Sénégal suñu njiit yi est-ce que ñoo ngi faral di gëstu wala di laaj ñi nga xamante ni tey def nañ expérience bu yaatu ci benn secteur ndax loolu am na. loolu moom la nit ñi di jooy moom la ñuy wax gestion des seniors mooy ñi nga xam ni liggéey nañu am expérience 30 ans 35 ans ba dem retraite Sénégal moom boo xasee ba dem retraite rek bokkatoo d'abord ñi nga xam ne ñoo jiite réew mi amuñu trop ci yéen soxla xanaa ay poste politique nga nekk ak ñoom bokk ak ñoom parti xëy na ñu jàppale la ci wàllu googu mais ñi nga xam ni sax ñoom ñooy diriger yenn institutions yi ñoom seen wàllu bopp aussi dafa mel ni aussi soxlawuñu ñi nga xam ne ñoo leen jiitu woon ci liggéey bi pour ñu mën a di taataan seen xam-xam moo tax souvent ñi bu ñu retraité rek ñu ngi toog seen kër ñee ngi seen tool ñee ngi def transport ñee ngi jàpp seen njàmbur di dund ci as tuuti li nga xam ne yàlla wërsëgal leen ko alors que boo demee ci dëkk yu bëri États-Unis tey ji Israël yenn dëkk yi mais ay mag yu am 70 ans 75 ans yoo xam ne am nañu expérience ci wàllu sécurité ñoom ñooy jàppale gouvernement bi te loolu soxlawul sax nit ki am bureau
parce que ak xarala yu bees ki nit ki mun na nekk këram ngeen laaj ko mu xalaat ci mbir sangam mu def ko ba pare yónnee leen rapport bi bu ndam amee ki nga xam ne moom mooy diriger institution bi wala président de la république ñoom ñoo am ndam li lu ñu xam sax ku leen ko liggéeyal mais malheureusement fii nag sama compagnie gi moom ñu ngi wax nag ñu ngi bind pour seet seen xam-xam ñu baaxee ko daal askan bi voilà. mais est-ce que yow commissaire Boubacar Sadio tey du mbiru sécurité rek ndax am na ñeneen ñoo xamante ni retraité nañ ci beneen domaine mais ci domaine nu sécurité comme ci nga nekk moo tax ñu lay laaj loolu est-ce que tey état bi mënutoon sos benn kuréel benn bànqaas boo xam ne ñi nga xam ne ñoo retraité woon nekk ci police te lu mën di am tamit yéen expérience bi ngeen di am ñii mën nañu ko bañ a am ndax yéen liggéey bi ngeen doon def non seulement amoon na solo ak efficacité te xarala yu yees yi amutoon est-ce que état bi mënutoon na sos benn kuréel boo xam ne yéen du ñu leen bàyyi daal bàyyi seen xam-xam rek mel ni ku jël benn bibliothèque nga bëgg ko taal bàyyi ko noonu est-ce que jàppoo ne waroon nañoo teg benn kuréel goo xam ne yéen danañ leen fa bàyyi ñu leen di saytu di leen di laaj seen xalaat. xam nga moom la wolof di wax ni mag mën na bàyyi si réew loolu nag xam nga mënoo ko forcer nit ñi xalaat bi nga wax li nga wax ni xalaat bu rafet la. lu mel ni ki nga xam ne moo yëlu gendarmerie je crois que côté boobu sax aussi xëy na ñu ngi ciy def ñu ngi ciy góorgóorlu kii jiite armée kii jiite douane kii jiite benn service public mën nañu xool naka la ñuy organiser ay rencontre yoo xam ne bu dul ay rencontre formelle sax mu nekk ay rencontre informelle yoo xam ne dafay am weccante xalaat boo xam ne effectivement ñoom dinañ si taataan seet li nga xam ne baax na rafet na si xalaat ñu jël ko jëfe ko mais sinon aussi ñii ñaa ngi de am nañu expérience parce que aussi mun nga am diplôme am sa agrégation am ak sa doctorat waaye loolu mënul remplacer ki nga xam ne def na 30 ans. gis nga man mi par exemple bi ma jógee école police di dem stage mais poste police mooy fi nga xam ne foofu ngay njëkk a nekk foofu di recevoir kii def naa fa presque une semaine wala 10 jours mais def fonction chef de poste parce que expérience la laaj. dafa am noo xam ne noonu lañu ko war a doxale brigadier bi fa def 10 ans wala 15 ans moo la ëpp expérience foofu donc am na loo xam ne yow commissaire de police bi mun na la ko jàngal donc man yaakaaroon naa ni xëy na yu mel noonu bu ñu ko doon def aussi dina baax d'autant plus que nit ki dafa liggéey police xëy na am na noo xam ne noonu la xelam bi fàttu woon mu génn delluwaat ci civil yi xëy na dina gis loo xam ne bi muy nekkoon police gisu ko mais kooku effectivement mun na leen ñëw ne leen nii lañ ko doxalee mais seet na ni ngeen koy doxalee waat parce que mbir mi changé na addina dox na léegi nii ak nii lañ koy doxalee loolu yàgg naa ko wax ñun ñu ngi fii xëy na bu dul man sax samay moroom a ngi fii ñoo xam ne ñoo ma gën a ay foofu ci commissaire xëy na maa gën a cuune ci commissaire mais mun na leen di di waxtaan ak ñoom di weccante xalaat di leen jox yenn responsabilité di leen jox yenn saytu yi ñu def ko loolu yëpp ngir état parce que dañoo yàgg a liggéeyal état wax ma liggéeyal régime wala liggéeyal seen doomu aadama mais liggéeyal état liggéeyal askan bi askan nañu fi tax a toog. jërëjëf commissaire Boubacar Sadio yow moom xam naa ne président Macky Sall bu doon teg kuréel googu moom bay woo ñi nga xamante ni ñoo dem retraite gëw ma ne yow di nga ci bokk li ko waral mooy dañoo gis ne yaa ngi bind ay contribution di wax sax xalaat ci ni nga xamante ni tey moom lañ yoree réew mi ci bànqaas yu baree bari ak ñi nga xam ne ñoom lañ dénk réew mi xam nga nag dañ leen a dénk te nit nag soo ko dénkee jàpp naa ne am nga sañ-sañ di ko may nopp ak di ko may bët boo ci amee xalaat tamit nga wax ci sa xalaat mais yow gis nañ ñu bari ñoo ngi wax seen xalaat mais yow da ngay def ay contribution yoo xamante ni day dafay faral di tàng jër ba nga xam ne ñu bari ñoo koy wax lan moo waral loolu commissaire. dara xanaa ñemee dëgg rek te ma jàpp ni dëgg alalu yàlla la yàllaa ko moom donc amul benn doomu aadama boo xam ne war nga mën a fees sama bët ba dëgg duma ko wax ak ni ma koy waxee nag quoi xam nga dëgg léegi fekk ni dafa wër péng day daal di métti li tubaab di wax rek la vérité quand elle est crue quelquefois elle devient cruelle ki nga koy wax dafay métti trop ci moom mais fekk ni wax ji nga wax nga baal ma ci kaddu yi de mu ngi mel ni tey jii ki nga xam ne waxul dëgg wax dëgg yàlla fenkat la waaw muy commissaire bi man tey jii may commissaire de police waxuma dëgg fenkat la waaw baadoolo bi aussi nekk fële nañ ma baal de daawalkatu saret bi wala jaaykatu commerçant bi c'est bu waxula dëgg aussi fenkat la lu tax léegi fekk ni baadoolo bi la ñi di accepter ñu ne fenkat la bu dee kilifa la nag ñu ne waddu leen seen kaddu loolu amul fenn distinction boobu amul si diine fenkat nga parce que waxoo dëgg bon léegi nag loolu la ñi di mënu di tolérer waaye nag amul sama bind fenn foo xam ne bind naa fa ba saaga fa président de la république parce que dofuma
def naa au moins 35 ans si police xam naa luy institution comme ni nga ko waxee léegi Macky Sall yëf yi doon ko da ko fiy bàyyi kër gi palais bale mu dëkk locataire la pouvoir bi muy am aussi pouvoir yoo xam ne dañ ko délégué rek la ñun ñoom moom li nga xam ni moom la yore comme sañ-sañ donc am nañ droit ne ko léegi jox nañ la sunu baat doxalee ko nii na méngoo ak sartu réew mi na am ànd ak intérêt réew mi askan bi aussi boole ci yërmande si askan bi mais loolu buñ ko gisulee am nañ droit dénoncer ko kooku moom loolu mooy kii léegi nag xam nga tubaab léegi dafa xaw compliqué dégg naa ñi di wax incendiaire ñenn ñi di ne bon dama impoli yi ñi ne mais dama ne bu ñu jëlee texte bi ci A ba ci Z gisuñu fenn foo xam ne saaga naa fa Macky Sall mais am na koo xam ne doon na saaga Macky Sall mais jël naa man def contribution bind ne kii nga xam ni mu ngi nii di saaga Macky Sall amul droit saaga ko ba ma défendre foofu sax Marième Faye Sall. mais sa français est-ce que du moo dëgër. non dafa bon xëy na dëgër na kooku si sama tempérament la xam nga reproché nañ ma am na ñoo xam ne sax nee nañu lu tax man ma wax ni Macky Sall warul nekk suñu président loolu aw ma droit wax ko mais am na ñoo xam ne tey jii nee nañu Macky Sall kii la xewul la si Sénégal. waaw am na ñoo xam ne moo baax ci Sénégal. moo baax ci Sénégal am na ñoo xam ne fi mu ne fii dañuy ne Macky Sall élu de Dieu la maanaam soppe yàlla la moo tax yàlla wàcce ñu ko mais ñun seen droit la xëy na dañ si gis seen bopp xëy na seen ceeb a ngi tooy xëy na ñu ngi fas seen soxla seen mbokk et cetera mais ki nga xam ne xëy na location de côté wala mu ngi en place ñu ñoo dajj ko kenn waxu si dara même sëriñ bi nga xam ne yaakaar na ci moom sax yëkkatiwu ci baat et cetera kooku bu ko neexee mu ne ko Macky Sall sama loraange la loolu nag mooy différence bi ñi ñu ne Macky Sall bénédiction la mais d'accord naa ci mais nañu may benn Sénégalais mu ne Macky Sall malédiction la am na ñoo xam ne ñu ne Macky Sall moo gën a ay si président yi nga xam ne moo fi mës a nekk waaw man bu ma comparé Macky Sall ak Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade ak Senghor sañ naa ne fi mu nekk fi président yi Sénégal mun a am musa am ñi moo si gën a cuure ñu ne foo ko teg ma ne lii ak lii ak lii ak lii loolu mooy problème bi c'est-à-dire que léegi il faut que mentalité change tuuti nit ki dañ ko dénk suñu réew rek donc warul tax léegi nag ñu ngarab suñu gémmiñ ñu ba duñu sañu wax dëgg nag l'essentiel bul sos waaw bul sos na nga war li nga xam ne bu ñu ko vérifier day nekk dëgg te wax dëgg yàlla man li may yàgg bind yépp amul fenn foo xam ne nit mun nañoo ne commissaire da nga def violation secret professionnel mooy lépp loo ko xam ne da nga ko xam ci sa wàllu liggéey ci sa wàllu enquête feeñal nga ko ñun dana am formation bu baax muy officier gendarmerie officier police officier armée ba am na yoo xam ne sañuñu sax dañ koy deewaaleeg suñu bàmmeel waaye nag ci nit ñi réew mi di doxee courant bi di metti ci man di metti samay morom ndox mi Covid 19 bi nu ñuy doxal ak yooyu yëpp détournement et cetera ñëpp di si teg seen bët et cetera wax dëgg ak waxat yi maa waxoon lii waxatuma ko et cetera mais wax dëgg yàlla am nañu droit dénoncer ko nag. mais commissaire Boubacar Sadio si sa contribution yooyu nga xamante ni tey gis nañ ne depuis que ñu woo la ci si contribution boobu nga génne woon Sénégalais yu bari ñoo ngi xaar say contribution day gën a tar wala am na kilifa yu waxtaan ak yow nga xaw a wàññi tuuti. déedéet waxuma ak benn kilifa li ma mën a garantir rek mooy tempo bi toujours dinaa ko maintenir biñ ma jàppee dik ba ñu interroger ma biñ ma bàyyi ñetti fan après laa defaat beneen contribution bu tàng ni comme bi ma defoon loolu kenn mënu ko changer ci man parce que du ma inventé dara xëy na nag naam ñu baax ñoo xam ne dañuy ragal jikko régime bi waaw bàyyi li ngay def parce que ñii ay saay-saay la ñu sa bakkan mun na si des extra waaye nag fi toll weesu naa fu ñu may xoxotale waaye n'est-ce pas say waajur say mbokk ñoo ñëw sax seesi la ne lii jaru ko de lu ñuy xam nga li ñuy wax sax dañu ne Sénégalais yi jaruñu ko waaw parce que da nga leen di défendre. dañoo naqaree xeexal waaw dañoo naqaree xeexal da ngay wax ba senn waaw ñu ne la mais bés boo duggee si difficulté ñoom ñoo lay njëkk a bàyyi di la seetaan et cetera waaye nag li may wax rek mooy man munoon naa toog comme sama morom retraité yi nekk sama kër ndekki teewu ma añ teewu ma reer teewu ma bu ma xëy jënd sama journal maa ngi am sama pension lu mu néew samay doom ñu ngi may dimbali lu mu néew donc aw ma problème yi nga xam ne majorité sénégalais am nañu ko waaye nag li may def par conviction la ngëm-ngëm la quoi ngëm-ngëm nag boo ko amee nag dara mënu la ci dindi dara. loolu la ci mën di fekk. ak loolu ma ci fekk Abdoulaye Wade ngëm-ngëm moo tax mu ñuy dugg kaso di génn ba nekk président de la république keneen ak keneen et cetera fekk ne ngëm-ngëm dafa dañ ci nit rek lépp dañ na si yow. donc nit ñi nañu jàppee ni que nekkuma fi di xeex président de la république dama nekk di défendre ay principe te loo xam ne la dem ko gëm bés boo xam ne gëmatuma ko rek damay toog noppi waa ñii
def naa contribution xëy na yaakaar nañu sax damay noppi déedéet lu ma gis rek damay dénoncer. lu ma gis amul benn règlement de compte sa diggante ak Macky Sall. ban règlement de compte Macky Sall président de la République man simple commissaire de police retraité la amul benn musuñu xamante musuñu gisante musuñu waxante xam naa ni Fatick rek la dëkk loolu moom bokk naa ak moom parce que mos naa jàngalee Fatick loolu daal laa bokk ak Macky Sall mais amul benn relation musul yónni nit ci man musumaa yónni nit ci moom wax dëgg yàlla soxlaalu ma ko dara moom xëy na aussi soxlaalul ma dara man nag li tax may wax dama yaakaar ni li may wax njëriñu askan bi la bés bu ma demee ba sentir ne askan bi yaakaar na ni xëy na man li ma leen di waxal du seen intérêt xëy na ma toog jàpp sama njàmbur nag comme ñeneen ñi ñu def officier yu bëri cadre yu bëri ñu ngi retraité toog jàpp seen njàmbur loolu yomb na lool waaye nag Sénégal fekk ku nekk da ko croiser les bras ñii di salfaane alalu réew mi ñii di jël këwél yi di def lu mu leen neex ñii di détourner xaalis yi ñii di wax lu leen neex après di am façon dundin ngoo xam ne jullit sa warul am dundin bu mel noonu voilà sama xol day métti ci loolu waaw te du man rek am na ñoo xam ne xëy na man am naa occasion di bind si journaux ak di wax si rajo mais am na ñoo xam ne métti boobu ñu ngi koy garder seen xol xëy na ñu ngi xaar 2024 pour ñu manifester wu. d'accord léegi commissaire Boubacar Sadio keroog sa contribution boobu bi nga ko bindee avant nga koy publier xam nga liir nga ko liiraat ko est-ce que jàppoon nga ne suñ ko publier mën nañ la cee woolu. non mais dama bëgg ñi xam ni que ñi ma yàgg liir xam nañu gën bind naa lu gën a métti lu gën a tàng loolu. mais bi jàll tàng na de commissaire. waaw non waaw mais xam nga tàng na c'est-à-dire que xam nga di ko wax ni man dama bëggoon. c'est que adjectif qualificatif yi nga doon si bind. waaw am na si moo yoo xam ne tamit. dama bëgg rek Abdou Khare nañu ñeme fii rek ne ma moo sàngam bi nga wax si président lii man ma expliqué la. ñi ne nañu ne nga dëgg dafa véreux am na ñoo xam ne ñu ne ma waaw lu tax nga utiliser le mot imbécile. ci biir texte bi mais imbécile ku yem CM2 xëy na loolu la moo tax mais imbécile mooy lan moo koo xam ne dafa woyee di rek. waaw dafa woyee di rek loolu mooy imbécile mais Sénégal ñoom boo waxee imbécile rek dafa mel ni da nga wax nit ki salopard nga. alors que ça fait est-ce que nit ñi ñoo déggul tubaab mais seen tubaab dafa des nag kooku dinaa ko wax ci ñu bëri seen tubaab dafa des mais damay setantal bu baax a baax moo yi nga xam ne dama ko utiliser. te de A ba Z bu ma xasee ba bind amul fenn foo xam ne nit war na fa mën a sukkandiku pour ne mu may xanaa nga pour dama ëpp ma doole waaw parce que ci loolu ñu sukkandiku woon ne ma léegi dama ñàkk ormal président de la république ñu ne léegi dama joxe ay xibaar yoo xam ne wërul du dëgg ñu ne léegi dama jëf ak wax joo xam ne dafay salfaañe kuréelu réew mi man commissaire bu tuuti ni man kot sama jëmm rek man mun naa salfaañe institution réew mi kon xanaa réew mi taxaw ñu fu dëgg quand même ci biir laa nekkoon nag Sénégal salfaañe institution da nga fa noonu la yombewul noonu de. léegi commissaire bi ñu la wooloo nag doon la déglu est-ce que laaj nañ la si texte bi ak moo yeeg lu mel noonu. waaw dan ma ñëw jël si sama kër ne ma chef dig bi nee na nañ la jox convocation ma ne leen bisimilah ay alkaati yu baax yoo xam ne respecté nañ ma joxoon nañ ma sama cër. waaw cër boobu ak gëdd boobu yàllaa ko def ci man te ñoom nangu nañ ko. ay policiers ak benn officier sax moo leen jiite woon. après ñu ne ma léegi sax chef dig bi nee na nañu ànd ma ne ko bu boobaa bàyyi leen seen convocation parce que convocation bi ngeen may ko jox man dama yaakaar ne xëy na pour lundi la waaye gannaaw dama war a ànd ak yéen bàyyi leen convocation bi jaru ko ma ne ko boo leen ma téléphoné woon sax ne ma commissaire ka wuyu ma ñëw parce que dama respecté corps bi. waaw bokkul je suis un des rares commissaires néew na ci commissaire yoo xam ne bu ñu attaqué police wala gendarmerie ci affaire corruption ma jënd sama prime di bind man kot maa koy def. donc man nag ñoom ñu dem tribunal bi ma àgg foofu ñu ne ma xaaral chef dig baa ngi ñëw ki ma fa fekk aussi mooy directeur chef bu BAG aussi jox na ma sama cër chef dig bi boobu aussi mu jox ma sama cër ñu woon ma kayit bi dem seen naa ko ñu stable bi sa photocopie article bi ñu ne ma commissaire daal pour lii la quoi moo tax ñu oo la quoi man non man xamoon naa ne à peu près pour lii la ñu boole ma benn inspecteur ñu ne ma lii nga bind lii est-ce que nangu nga ne yaa ko bind ma ne ko maa ko bind may responsable bi xaw ma nu ma koy fiiri ci olof mais dama ko ne j'assume la paternité l'entièreté la totalité et l'intégralité de tout ce qui a été écrit dans cet article là ñu ne ma waaw ñu tàppe ma ne leen xaaral de am na loo xam ne laaju leen ma ko waaye dama bëgg ngeen dolli ko ci li ma mus a bind yëpp ci journaux yi depuis presque ñeent at li ma mus a wax ci télé yi ci émission yi ak li ma mus a wax ci rajo yëpp jàppale ni man la gàddu naa ko maay responsable bi ñu tàppe waaw ñu dem ba ci biir ñu posé ma ay question xam nga moo enquêteur laa ni ñu aussi
question yi ma posé bettu ma te xam naa ni façon question yooyu may posé bon am na ñoo xam ne mënu ma ko divulguer mënu ma ko wax fii n'est-ce pas mais bi ma demee ci biir am nañu daal lu ma gis daal waaw léegi boobu 23h noonu ma lay commissaire liiral ma liir ba pare ma gis ni loolu la ñu ma tuumaal waaw ñetti accusation yooyu ci laa leen ne yéen da ngeen ma ubbil buntu Rebeuss parce que lii du Sénégal nekk ba Sénégal képp koo xam ne lii mosu nañu ko teg sa ndodd moom il faut nga àgg si procureur de la République te procureur boo fa àgg mu lay jàllale donc le lendemain altine bi dama fa war a ñëw 16h30 15h ma préparé samay bagage jël sama sac samay sijaada samay anango samay sewaan yi pour man du ma def sax 5 minutes si procureur de la République parce que bu ma demoon bu ma laajoon te dama ne li ñuy bind yëpp man maa ko wax. ak li ñu tàppee lépp ak li ñu tàppee yëpp maa ko wax xam nga loolu amul leneen lu mu ciy dolli léegi nag soit mu ne ma dem Rebeuss man loolu daal doon jàpp mais 15h chef dig bi téléphoné ma ne ma commissaire daal bon bàyyi nañ lépp si suuf daal si tubaab dafa ne ce n'est plus d'actualité waaw ce n'est plus d'actualité mooy jaratu ko daal jaratu ko fi mu nekk nii bon mais xam nga si tubaab ce n'est plus d'actualité mun na tekk ni taluñu la fi mu nekk nii ñu ngi si yeneen ité xëy na suba ça pourrait être d'actualité waaw suba donc à tout moment daal man maa ngi xaar xëy na ñu oo ma ñu convoqué ma. mais amoon nga avocat bi nga dem. amoon na avocat waaw bon xam naa yoon non dan ma fekk foofu waaw amoon naa fa ñetti avocat yu taxawoon ci lundi bi aussi xëy na bu ma demoon foofu dinaa fa fekk yeneen 5 ou 6 avocats quoi. yow loo jàpp ne moom la da nga jàpp ne xoqatal la wala lan la. non kenn mënu maa xoqatal ñoom xam nañu fi ma jaar yëpp xam nañu mënuñu maa xoqatal xaw ma lan la au juste quoi. waaw xam nañ ne mënuñu laa tiital. déedéet ñoo xam nañu ko. bu démb doon tey da nga ko defaat. waaw bañ a defaat. dama jàpp nga ne yow juumoo si dara. déedéet juumuma si dara. absolument sa famille nu ñu ko dundee. waaw sama famille sama jabar na ma yàgg naa nekk ak man yàgg naa xeex ak man c'est que dama bëgg xam ñi ñi xam ni que bi ma yàgg xeex depuis 87 la ba léegi am na fanweeri at ak ñett laa commencé xeex waaw xëy na ñeneen ñi ñu ngi may commencé xale yi ñu ngi may commencé découvrir mais ñi yàgg man mun naa si cité ñoom Mamadou Omar Ndiaye ay yore woon journaux yu njëkk yi Babacar Touré mi gaañu Fatou yàlla na ko yàlla yërëm et cetera ñooñu ak ñi nga xam ne xëy na ñu ngi woon PDS à temps soppi ba ñooñu ñëpp xam nañ ko yàgg naa xeex bon xëy na nag bon am na ñu bees ñoo xam ne xëy na ñoo nekk au devant de la scène mais yàgg naa xeex te xeex boobu yëpp sama soxna daf ma si mun a gunge waaw manifestation bi nga xam ne dañ ko defoon Sandaga jigéeni policier rajo yi def ko sama jabar moo fa jiitu midi lañ joxe départ ma ne ko yaay jiitul foofu si rond point Sandaga moom moo fa jiitu ak pancartam ñu jàpp dugal auto police yóbbu waaw. jërëjëf commissaire Boubacar Sadio mbokk yéen a ngi déglu rajo Réew mi FM seen émission pencum réew mi léegi tamit gis nañ la suivre naa la ci télévision yi wala yenn rajo yi wala say contribution mu mel ni rek yow bokk nga si ñi nga xam ne dañoo taxaw jàpp ne Macky Sall wërta def ñetteelu mandat maanaam waxuma sax ñetteelu mandat mais warul bokk ci jongante yi nga xamante ni moom la ñu dëgmal yoon mayu ko muy posé waat ñetteelu candidature am du ma wax ñetteelu mandat mais ñetteelu candidature am yoon mayu ko yow bokk nga si ñi nga xamante ni ñoom ñoo gëm loolu lan moo tax nga jàpp ne yoon mayu ko. Abdou Khar vraiment aussi baax na différence boobu nga def parce que ñi dañuy wax ñetteelu mandat bi réew mi askan bee ko moom moo ko tëj ci loxoom benn exemple rek laa la jox xam nga Abdoulaye Wade ne woon nañu doo fi def troisième mandat mais xam nga troisième candidature mais xam nga def na troisième candidature day dem conseil constitutionnel ñu nangul ko mais mu présenté wu waaye moom forcé na ba am troisième candidature waaye Sénégal yi ne ko mandat bi ñun ñoo ko moom duñu la ko jox. effectivement waaw donc li nga wax si moo am Macky Sall fi mu toll xam nga dafa waxoon te dama yaakaar ni góor la moom laa yaakaar ni moom góor la te ñun Sénégalais yi ñi muy waxal si ay góor nañu moo tax ma bëgg sax li nga xam ne ay kaddu la yoo xam ne jëm na ci moom ne ko ñi di jël di yóbbu sëriñ si ñu koy déglu mooy fi muy wax nii lii mooy sama mujjantelu mandat donc bu leen ci waxati bu ñu ma falee 2019 jeex na donc waxal ci sax xaw ma fu mu jógee et cetera ne ñu jël kàddoom yóbbu jox ko sëriñ si ñu déglu ko bu baax ñu xam ne kii mooy kilifa réew mi kii jàpp nañu jullit at kan la donc bu demee ba wax yenn kàddu yi yaakaar naa ni dafay wéy si kàddoom am na sëriñ bu mag boo xam ne nee na ki nga xam ni pour nga jàpp ni góor la da ngay seet est-ce que waxi dëmb mi méngoo na ak kàddu te ak jëfu teew mi fekk méngoo na rek xamal ni góor pire la donc Macky Sall moo ko wax si tubaab moo ko wax si français c'est-à-dire que du ma dugg sa côté juridique
parce que foofu aussi c'est simple actuellement constitution bi nga xam ne moo yilif Sénégal nee na kenn amul droit toppalante ñaari mandat moom si boppam wax na ko d'ailleurs léeg-léeg nee na loolu moo tax mu dugal ko si référendum mu 2016 et cetera wax dëgg ñetteelu mandat kenn amatul daal def ko moo ko waxaat ko bamtuwaat ko léegi bi ñu koy mujjee laaj dafa ne léegi du wax déet du wax waaw parce que bu waxee waaw ay nitam yi duñu liggéey parce que bu booba dañu ne jeexal na waaw ci laa ne fekk ne loolu la xalaate président bu faible la man maa wax loolu man fekk noonu la ko gisee man dama jàpp ni président boo xam ne la. nee na moom soo waxee ne du defaat benn mandat. ay ministre am dootuñu liggéey dama ne loolu bu ko defee bu ko waxee bu ko xalaatee président bu faible la président boo xam ne fulla bi des na parce que man bu ma nekk président de la République ma lay fal yow bu ma dese woon sax benn fan ci mandat nga ne doo liggéey ma dàqal ci biti waaw lu te lan moo ko empêché président ministre bu liggéeyal mu dàqal ci biti xanaa dafa leen mënul dàq xanaa ñemewu leen dàq et cetera donc boobu argument boobu ça ne tient pas. président Niger bi yàgg na wax ni du def 3e mandat est-ce que tee na ministre mi di liggéey France boo jàllee ba def 2e mandat ñëpp dinañ xam ne ba sangam ci weer sangam si la 2e mandat bi di jeex est-ce que dina tere ministre liggéey donc wax jooju daal na ma baal wax jooju daal taxawul donc dama jàpp ni amul droit def ko léegi xëy na dina forcer parce que si tànk yooyu la nekk pour jëm a présenter candidature te bu jaaree si conseil constitutionnel ñooñu dañ ko koy nangul sénégalais yi nag ñoo war a organiser moo tax ma ne wax ji léegi-léegi sax day doy na ñi ñu organiser si quartier yi na ñi ñu organiser si communes yi na ñi ñu organiser si village yi na société civile politiciens yi bàyyi seen conférence yi ñuy def ak sa communiqué dem si askan bi ci ñi nga xam ne vraiment coono gi ñoom la gën a daal di wax ak ñoom di leen gën a yee diaspora bi aussi nañ leen mobiliser ñoom sensibiliser ñi nga xam ne diaspora nga xam ne dañuy yónni fi 1200 milliards ci xaalis nañuy wax seen mbokk yi fii pour que vraiment 2024 vraiment ñu xam ni kii matal na fi jógee keneen ñëw mais ñu dimbali leen aussi si tànneef bi waaw ñu bañ a remplacer Macky Sall par quelqu'un rek waaye ñu yaakaar ñu tànn koo xam ne xëy na yaakaar nañu kii bu toogee vraiment dina parce que yëf yi du affaire système rek xam nga boo ne système bi la système la daanaka kon président Macky Sall amul benn responsabilité waaw loolu dafa yomb système bi la mu ngi mel ni tey jii nit ki di sàcc di def yëfu wëyu ñu ne non addina boobu moo metti état bi moo ko encadré wul état bi moo ko jóg liggéey moo tax muy sàcc loolu day yomb donc question aussi question personne la quoi ñi daal nañu organiser nañu fexe boo def mobilisation boo xam ne moom bu ko gisee xelam du nekk sax ne mu ngi ut mandat waaye bu forcé aussi mais urne yi ñu organiser wu kon ni ñuy def Abdoulaye Wade ñu def ko rek jeex na ñu jëlaat sunu mandat. commissaire dafa mel ni su ma la déggee ngay wax 2024 da ngaa nar a xeexaat wala da ngaa war a gën a yokk xeex bi. dama commencé gisoo chaque fois bu ma bindee contribution damay bind terminus 2024. waaw yow bu passé ne Macky Sall juridiquement warul posé waat beneen candidature da ngaa gis ne li ñu doon xaar ci moom daf ko deful wala li ñu doon xaar ci ab gouvernement am wala da nga gis ne Sénégal dafa gën a metti askan wi dañoo gën a metti ba askan wi amatuñu yaakaar rupture de confiance dafa am diggante ñi ñuy jiite ak askan bi yow da nga gis daal la ñoom dañu tële moo tax sa taxawaay bii. wala da nga jàpp rek ne maanaam juridiquement warul posé waat candidature am. jàpp naa ni benn juridiquement warul posé candidature am mais seetal dëkk yi États-Unis Barack Obama bu muy bàyyi est-ce que dafa amoon résultat yu bon ay résultats yu baax am na ñoo xam ne dañuy dem fi ñu amee résultat yu baax fa la seen mandat di jeex fa lañ koy yemale. du acca mais léegi nag nga dolli ci nag léegi nga am liggéey boo xam ne wax dëgg yàlla Sénégalais yi kontaanuñu ci tey dama ne encore une fois na seet njabootam. ne seet ay doomam ne seet ay sëtam xam nga ndono ñaar la kër yi ak Mercedes ak limousine yi ak compte bancaire bu fees del yi muy bàyyil ay njabootam loolu beneen ndono la kooku la ñuy wax héritage matériel waaye na leen bàyyi ndono bu rafet boo xam ne dafa way bu rafet lay doon ku tas ak doomam ku tas ak sëtam ne waaw sa pap mooy jàmbaro waay moo ne woon bii mooy ñaareel 2019 mooy ñaareel mandat fa lay yem bi daa respecté nañ ko respect boobu ñu koy jox moom mooy law si doom yi ba léegi nii fi mu toll fi waaye nag waxet seen papa waxoon lii wedd na li et cetera dem na ba nga xam ne léegi waxu président de la. mais est-ce que da nga jàpp ne président bi li Sénégalais yi xaar si moom est-ce que jàpp nga ne matale na ko. matalewu ko ñi ñaa ngi gën a nekk si coono moom si boppam si wàllu yoon rek déjà xam nga ne woon na OFNAC
ay nitam la mais ban kan nga gis ci nit yoo xam ne yóbbu nañ ko of nag ba jugé ko ba tëj ko amul te rapport yaa ngi nii ne gañ di génn Seynabou Diakhaté nee na procureur def naa sa table man ñaari fukki rapport defu ci dara. d'accord defu ci dara. d'accord jërëjëf commissaire Boubacar Sadio pour ñu ñëw ci rapport yooyu noonu mais bala ñu ñëw ci rapport yi rek benn question benn tontu bu gàtt rek dañu gis ne mbirum ñetteelu mandat tamit gis nañ ko ñoo ngi koy dégg Côte d'Ivoire Alassane Dramane Ouattara moom nee na dafay sampaat ndëndëm ba nga xamante ni manifestation am na fa ba am ñoo xamante ni faatu nañ fa jot nañ faa dee. fi nga xamante ni nag mooy Guinée Conakry foofu tamit Alpha Condé partem ñoom samp nañ ko mais moom waxagul dara lu leer gis nañ problème tamit yi nga xamante ni moo fa commencé am ñu bari tamit dañu gis ne réew yooyu bu si mel ni Côte d'Ivoire amoon na fi jafe-jafe ba la say xew mbirum jamonoy Gbagbo ñëpp xam nañu ko fii ci Sénégal nag ñu bari tamit dañoo njort ne ki nga xam ne mooy président Macky Sall dafa bëgg a def ñetteelu mandat te bu boobaa problème mën na am est-ce que yow tey commissaire yow stratégiquement ak sa xalaat psychologiquement li nga yàgg a gis ci ay réew ndax réew moo gis muy tàkk tamit am na foo xamante ni fa la commencé ab taal ma mënul jekk-jekk rek na jàppee tàkk Sénégal gii su président Macky Sall bëggee ne dafay def ñetteelu mandat Alassane Dramane Ouattara ak Alpha Condé lan nga jàpp ne mooy xew si ñetti réew yooyu. li nga xam ne moo ciy xew mooy jàmm moo fa dul nekk aussi ñi aussi dama leen di rappeler ni ñetteelu mandat commencé wul si Côte d'Ivoire commencé wul si Guinée Sénégal gii la commencé 2012 la commencé Sénégal la njëkkee balaa muy dem ay Côte d'Ivoire ay Guinée yooyu Sénégal lii la commencé ak Abdoulaye Wade te Abdoulaye Wade gis nañu ñaati nit ñoo ci faat. waaw lu mot ñaar fukki nit ak ñaar. xaw ma fukki nit ak ñeent et cetera. fii la fekk Macky Sall doon na ànd ak Moustapha Niasse ñu gàddu xeer na ñu ngi dem songi assemblée nationale. donc loolu xewoon Sénégal 2012 lu gën a yées loolu mun na fi xewaat. ah bon waaw mun na fi xewaat parce que kenn xamul. kenn mënu def benn prévision parce que xëy na circonstances yi bokkul xëy na nu mu tuddoo ci contexte yi bokkul waaye nag nit ki daal doy toujours day ñaaw njort donc moom ni nga xam ni ci condition yooyu la falo ba ay fukki nit xale di si gaañu vraiment na fexe ba 2024 condition yooyu ba ñu am ba même buy faluwaat sax vraiment ba ñu am kuy gaañu. voilà mais est-ce que jàppoo ne Sénégal mën na copier ndax xam nga àdduna moo toll foo xamante ni tey depuis 2012 ak léegi am na lu bari lu fi xew. Sénégal lépp lu xew Côte d'Ivoire lépp lu xew Mali lépp lu xew Guinée Conakry day mel ni ci Sénégal la xewee. Sénégalais yi dañuy am information bi. bu ñu gisee tey par exemple Alassane Dramane Ouattara wax ne dafay def beneen dafa bëgg a def beneen mandat. ñu gis manifestation yu bëri te 2012 gis nañ li fi xewoon te est-ce que tamit jàppoo ne su ko Macky Sall defee. Sénégal yi mën nañu wàcc ci mbedd mi wàcc yoo xamante ni tey yu kenn foogutoon lay doon. waaw loolu mën na am loolu bu ko kenn dax. mën naa am bu ko kenn dax te Mali mais balaa Côte d'Ivoire Guinée ñaata nit a fa dee. ñu bëri ñoo fa dee mais dafa mel ni aussi CEDEAO ñoom daal dañuy parparloo daal. dañuy parparloo ba nga xam ni pratiquement ñoom seen décision yi ñu jël sax kenn faalewutu ko te kenn boo xoolee ba ci biir sax en fait da ngay ne ñi yebal kenn waru leen déglu sax parce que Alassane Ouattara fii CEDEAO jël na décision concernant Guillaume Soro waaye dañ ko teg fële sandi ne duñ ko respecté Sénégal gi aussi jël nañ décision ci affaire Karim Wade ci affaire Khalifa Sall et cetera ñu sandi fële léegi yéen ngeen bëgg a ñooñu ngeen weddi li nga xam ne moom ay dogal la ci yéen ngeen weddi ko ngeen bëgg léegi mbubboo ñooñu di dem di imposer ay dogal feneen loolu yéen wul maa la. d'accord yaa ngi tudd Khalifa Sall ñu tegoon ko fi loxo moom tam mais bi ñu ko fi tegee loxo tamit gis nañ ne rapport yi nga doon wax sànq tamit danañ ci ñëw ndax rapport yi bëri na ay jege ñaale Macky Sall yoo xam ne rapport yi da leen a épinglé mais du ñuy wax guleet ndax peut-être ay rapport yàgg na ko fi def mais comme Macky Sall moom moo fi nekk moom moo fi sos OFNAC da koy jox ay liggéey yoo xamante ni du am benn suivi maanaam du am benn njëriñ danañ dikk ci rapport yooyu nga xam ne nag ay milliards yi askan wi la ñuy détourné te du mujj fenn léegi Khalifa Sall dafa am rapport yoo xam ne ni génn na mais rapport yi gisuñu ne am na rapport boo xamante ni joxar bi na ko si baaraamu tuuma ci ay njublang war a yorin wu baaxul beneen bi tamit gis nañ fi tamit ñoo xamante ni ñu yëngatu ci wàllum yoon nee nañu Khalifa Sall dañu violé li nga xamante ni tey mooy droit am bi jëm ci wàllum défendre boppam beneen bi tamit nit ki bu ñu la tuumalee il faut que ñu àtte la ba pare
doog a wax ne yow yaa def. bi jamono ji ñuy waxee ne yow da nga def loo xamante ni présumé la wala dañuy njortu loolu lépp dañ koo violeel Khalifa Sall mais lu jëm ci mbiru rapport yi tamit lan moo ci sa xalaat. bon nga may ma balaa may wax tuuti si rapport yi moo wax ci nga xam ne léegi mooy comportement président de la république ci kanamu kuréel yooyu di saytu daanaka sax mun naa wax ni amul benn ormalu leen benn yoon. Cour des comptes génn na fi ay liggéey muy ñu xarañ ñoo xam ne daanaka lu ñu wax rek jàppal ni rek moom moo am. bi ñu defee seen liggéey ba pare ba jëbal ko lu mu wax mu ne day créé waat beneen commission boo xam ne ñooñu dañuy saytu ñu lu ñuy si saytu lu ñuy saytu woon. mais loolu mooy lan loolu ñàkk respect la daanaka sax mooy xëy na ñeneen li ñuy liggéey wóolu ko n'est-ce pas benn. inspection générale d'État. voilà mooy inspection générale d'État mais balaa boobu ki nga xam ne moo doon directeur COUD te mu nekk ministre. président si boppam moo ko défendre. waaw bi ko voilà effectivement moo ko défendre et cetera c'est que yow président yow bu ñu tuumaalee nit wala nit ki défendre boppam sax yow sa bopp yaa xam nga président nag bu jàppee ba défendre nit ak magistrature bi nu muy doxee day xaw a jafe léegi pour juge yi ñu def beneen situation n'est-ce pas donc. maanaam corps de contrôle yooyu président faaliwu leen daal. fulaalu leen ci ni ma gisee muy doxalee daal fulaalu leen inspection générale d'État génne na ay rapport mais ñëpp ngi doon xaar parce que mbir mu Khalifa Sall toog nañu presque ñetti at yoo xam ne moo nekkoon actualité Khalifa moo def lii Khalifa moo def lii sax mais rapport yi bu ñu génne amul benn boo xam ne gis nañu ko mbiru Khalifa te Khalifa nee na leen tekku na leen ne rapport boobu dama bëgg ngeen génne ko Sénégalais yi gis ko liir ko si njëlbeen bi ba si cappandaw ko ñu xool lan la inspection générale wax parce que inspection générale mënu xool ñu yóbbu Khalifa yoon. parce que inspection générale d'État moom Macky Sall xam ne li nga xam ne moom mooy affaire caisse d'avance moom ci boppam ay nitam bénéficier nañu ci affaire caisse d'avance c'est que Khalifa day góor rek ñi nga xam ne dañoo ànd ak Khalifa yëpp dafa leen a tere ne bugguma dégg kenn ŋaan ci ñi nga xam ne dimbali naa leen ci affaire caisse d'avance bi mais bu ko waxoon dëkk bi toj palais boobu ñi ci bëree bëri ñi ànd ak Macky Sall ñi ko jege ñoom ñëpp bénéficier nañu ci caisse d'avance boobu n'est-ce pas donc côté boobu inspection générale d'État la fi mu dool fi man ba léegi maa ngi réclamer rapport boobu nañ ko génne Sénégal yi am tulli rek bi mu tuumaal Idrissa dafa dem fa hôtel Méridien génne rapport bi liir ne lii ak lii la ñuy tuumaal Idrissa Seck am na loo xam ne sax mënu ma fa àgg waaye Abdoulaye Wade bu leen toppoon ci loolu xam nga Idrissa fa doon na mujjee Kédougou doon na mujjee nar fa tëj comme ni ñuy tëjee Dia waaye nag Macky président Abdoulaye Wade ànd ak xel boo xam ne toppal ñenn ñi ci yenn wax yi mais loolu moo doon seen yéene que Idrissa Seck dem ñu yóbbu ko Kédougou mu def fa presque 10 ans wala 15 ans. boobu Macky moo nekk premier ministre. boobu Macky moo nekkoon premier ministre foofu laa yem rek ci ay wax donc mais bi ñu demee ba ci biir aussi mais ki nga xam ne mooy juge Téliko président bi nga xam ne moo yilif kuréelu magistral dem na ba ne ñaari yoon violé nañ ko ay droit Khalifa. d'abord la présomption d'innocence mooy bu ñu la tuumaalee fii ak amul kuréel atte boo xam ne yaa def dañuy jàpp ni dafa dara. violé nañu loolu violé nañu aussi défense am ñi nga xam ne moom la war a défendre boppam seetal boppam et cetera may ñu ko et cetera donc ça veut dire que affaire Khalifa Sall léegi leer na Sénégalais yëpp que mbirum politique la rek pour mu bañ a présenté wu. léegi nag fekk ni Macky Sall léegi moom jàpp na ni liggéey bu baax jàpp na ni Sénégalais effectivement naaw nañu ay liggéeyam ak jëfam léegi na ko bàyyi mu présenté 2024. waaw mais commissaire Boubacar Sadio lii nga wax tamit xam nga Khalifa Sall mënut a nekk maire Dakar. ñu jël maire bi ci moom. mu nekk député askan wi fal ko te li ma lay wax nii lépp askan wi ñoo ko fal. def ko député askanu Dakar ñoo ko fal def ko maire. mu gagné ay communes yu baree bari. mu am sañ-sañ nekkoon candidat 2019 nga ne loolu lépp kon da nga jàpp ne mbiru politique moo tax ñu teg ko Khalifa Sall te bu ñu ko tegee tamit est-ce que yombul tamit mu ñu tëj ko ci kaso bi génne ko bàyyiwaat ko noonu ñu bàyyi lépp mu sedd est-ce que tamit mbir moom mu nekkul loo xam ne lu yomb la. c'est mu sedd ci naka de toute façon yóbbu nañ ko suñu yoon ñoom atte nañ ko léegi dañ ko gracier génn na li nga xam ne war na mën a parce que Khalifa laajul grâce bi de moom pare woon noonu ak ñi ko dal jàppale yëpp nee nañ dul ñaan benn yoon grâce te mosul ñaan grâce nee na juróom at yi gannaaw ñoom dañoo jàpp ne dafa war a tëj juróom at nañ ko bàyyi mu tëdd juróom atam mosul ñaan kenn dara. d'accord commissaire Boubacar Sadio li nga xamante ni tey moom moo jëm ci dialogue politique bi maanaam dialogue national bi ñu bari fi mu ne nii ñuy waxee yow nii liir naa benn député nee na am na ñu nekk ci opposition bi ñoo xam ne ñoo ngi négocier ak Macky Sall
ñu bari tamit dañoo jàpp ne opposition bu Sénégal dañoo nooy ba lu ñu leen tegoo ñu tegoo ko. ñenn ñi ñoo ngi tudd gouvernement d'union nationale. fi Sénégal tollu nii est-ce que soxla na gouvernement d'union nationale ak opposition bi nga xam ne ñoom la ñuy tuumaal ñenn si ñoom dañuy négocier ak Macky Sall lan moo ci sa xalaat. non actuellement je crois que escroquerie la ñuy affaire gouvernement d'union nationale situation crise bi tolluwul foofu parce que du crise politique. bi nga xam ne am na paroxysme boo xam ne war nañ def gouvernement d'union nationale n'est-ce pas Macky Sall dem na présenté na programme am ñu élire ko à 58% wax dëgg yàlla am na majorité bu confortable boole ci aussi kii assemblée nationale moom moo ko contrôlé justice bi sax mun naa wax moo ko contrôlé dara teewu ko loo xam ne war na mën a tax muy créer gouvernement d'union nationale loolu boo amee rek na nga xam ne dafa tële. loolu boo amee mooy dafa tële loolu boo mu amee mooy c'est-à-dire que seen ngañaay bi dafa tax suuf mais ku am 58% député majorité bi nga am ko yaa chef armée militaire kii gendarmerie police et cetera dara amul leen loo xam ne gàllankoor la pour nga doxal na doxal na bàyyi opposition bi opposé wu opposition Sénégal la li nga wax si moo am dana xaw a dese am taxawaay dana xaw a yaafuus bon li député boobu wax aussi mun nañ jàpp ne am na opposant yoo xam ne ñu ngi jonkoon doo leen dégg mu ngi ñu critiqué ci Macky Sall xam nga sax ñu ngi xaar rek parce que digg nañ leen ay poste pour gouvernement d'union nationale boobu bu amee yoo nekkal fi ñooñu seen bopp lañ fi nekkal nañu askan bi waaw tey ñoom bu ñu nekkee ministre aussi ci kilifteef kan la ñu nekk ci kilifteef président de la république lañ nekk amuñu benn sañ-sañ du ñu am benn dogal. partage du gâteau rek lay doon. waaw mais commissaire li ñu seetlu tamit tey bëri na ñoo xamante ni tey ci askanu Sénégal dafa mel ni dañoo jéppi way politique yi ñenn ñi ñoo ngi ci association yi ak ñenn ci société civile bi tey par exemple tey yow nga wax ñu déglu la moo gën a yomb ka benn politicien mu wax. gis nañ ne coppite googu noonu tamit lan nga ci xalaat. mais coppite googu moo war a am coppite googu moo war a am c'est-à-dire que parti politique yi c'est une nécessité. constitution moo ko prévoir dañ fi war a nekk dëkk mënul nekk sans parti politique waaye nit ñi bu ñu jëbbal seen bopp parti politique yi parce que parti politique da ngay xool boo xool xam ni léegi ñu ci bëri seen intérêt rek fi mu toll fi xam nga luy indi changement la révolution citoyenne seen bopp si association communautaire de base yi si ASC yi si organisation de village yi si organisation de quartier yi ñuy fexe daal di gën a yee nit ñi pour ñu xam seen droit ba nga xam ne léegi nag bu boobaa en 2024 dina am suffisamment de mobilisation sociale mobilisation populaire citoyenne et patriotique boo xam ne lépp loo xam ne citoyen yi décidé nañu day am rek day am mais bu ñu wekku ni parti politique yi ñoo leen di changer dara duñ leen changer dara mun nañu bokk nag ci xeex bi waaye nañu yëkkati ñoom parti socialiste yi ñoom fekk leen ci biir xeex bi waaye ñoom bu ñu jiital parti politique yi loolu laa gëm daal. commissaire Boubacar Sadio li nga xam ne mooy coronavirus ci Sénégal gis nañ ne jamono ji ñenn ñi sax ñoo ngi wax ne cas communautaire yi ma ngi yokku ñu bari dañoo jàpp ne état bu Sénégal dafa am ay incohérence yu baree bari yoo xamante ni boole na ko ci xeex bi dañ ko gis daal bi corona bi commencé ba léegi nii jamono ji nga xamante ni ñoo ngi def état d'urgence ba couvre-feu bi booba décès mën nañu wax ne amutoon coronavirus bi bëriwutoon ci réew mi ñu dem ba nga xamante ni mbir mi tasaaroo na ci Sénégal gi yëpp président Macky Sall ne nañu dund ak feebar bi nañu vivre ak feebar bi ba pare expliqué wul Sénégal yi tamit loolu nan lañ ko mën a gisee beneen bi ñenn ñi jàpp nañ ne waroon a mën a góorgóorlu si jàppale askan wi ci dundin wala dara mais ndimbal li nga xamante ni ay milliards la ni si askan wi war a jotee wala ñi si waroon a jot ñu bëree bëri jàpp nañ ne tamit ay njublang dafa am ci ni nga xam ne moom lañ séddalee marché yeeg yu demee noonu tey ñu ne ubbi leen marché yi suba ñu ne tëj leen ubbi leen yoon yi tëj leen yooyu yëpp ñenn ñi jàpp ne daal ak lajjite la yow lan moo ci sa xalaat. Abdou Khare nga may ma tuuti parce que am na kaddu boo wax mais jotuloo ko développé mais bi ngay wax affaire dialogue national bi li ma la wax ci njëlbeen bi moom lay wax ba léegi rek ay naxaate kese la. waaw dialogue bi yàgg naa ci bind article te nee naa leen dialogue bi ñi nga xam ne ñooy représenté benn bokk yaakaar dañ leen a jox mission mooy ñu saboter dialogue bi. gis nga boo seetloo proposition boo xam ne jóge na ci société civile wala ci opposition rek dañ koy gàntal parce que li ñu d'accord ne bu ñu jubóowul ci biir léegi nañ jël yëf yi jëbal ko président de la République. te moom mu xool lu muy def kon ana njëriñu dialogue politique bi. te dama ne stratégie de tirement la c'est-à-dire que dañuy taaw yëf yi. di ko taaw yi di nga taaw ba nga xam ne léegi dañuy jël législative boole ko municipal yi et cetera stratégie lañu nekk donc parti yi nga xam ne dem nañ ci bool dialogue politique am nañ ci responsabilité te danoo ñàkk fu la ñàkk fayda parce que am na loo xam ne bu la ko nit ko wane benn yoon bul bàyyi ñaareel yoon mu la koy woon donc dialogue politique bi ay ndaxaate kese la
Covid bi nag aussi disons que ñu ci bëre dañ ci laaj. premier jour bi ñuy laaj mooy bi muy recevoir autorité politique yi ak autorité religieuse mais am na kilifa diine boo xam ne bi ñu ñemee ne ko ñëpp obligatoirement dañuy rax sa loxo dafa bañ. kooku bu doon dëkk boo xam ne waa palais ba am nañuy responsabilité ak fulla dañ koy ne génnal ci biti doo àgg si président waaye bàyyi nañ ko mu dem si président aussi bu amoon matuwaay bi nga xam ne ni Sénégal addina bi yëpp a ngi koy seetaan bi ko sëriñ si tàllalee loxo dafa war a croiser banque loxom pour joxe exemple bu boobaa ñëpp dañuy xam ne palais bi daal fulla ak fayda ngi ci mais bi ñu gisee loolu dañu ne yëf yi sottiwul te kenn ku nekk dafa la digg ni damay créer un comité de pilotage mu wax ko Sénégalais mais mu créé wul comité de pilotage bi xam nga daal la créé comité de suivi mooy léegi ñoom jaan bi day romb ñuy dóor si watat bi parce que comité de pilotage marché yi nga xam ne Mansour moom la joxe comité de pilotage bi moo ko war a joxe te gis nañu marché yi nu mu demee te yàllaa leen weer premier jour déplacement rek ñu gis oto boo xam ne dafa këpp ñu gis ne oto mbalit la te fi mu toll ni dem nañu ba ne léegi moom def na économie 8 milliards moo tax may poser question est-ce que expliqué nañu Sénégalais ci yan lan lañ sukkandiku pour def xayma pour ne 1000 milliards lañ soxla kenn gisu ko fenn dañ tëb rek ne 1000 milliards lañ soxla waaye ñii teguñu si baat sax parce que dañuy bëgg yàq même opposition sax ñu bëri boo gisee ñu noppi nii parce que dañuy jouer ak aussi mentalité sénégalais parce que bu ñu nekkoon fii di xarab di critiquer ñi dañuy ne ñi taluñu seen bopp rek lañ tal ñi ñaa ngi dee et cetera donc il faut nga comprendre opposition bi côté boobu n'est-ce pas donc yorin bi ceeb bi diwlin bi mais ñëpp xam nañ ko maire yi suñuy partisans lañ ko jox 8 milliards yooyu mu économiser mais mënu ci woon dolliwaat encore ceeb parce que am na ñoo xam ne ñu ngi jooy ba ne jotuñu ko. léegi commissaire ci lu jëm ci mbirum Covid 19 bi gis nañ fi tamit ñu bari nee nañ président dafay jël ay décisions yoo xam ne moo xam wax ni ñu ubbi yoon yi wala yeneen ak yeneen mu ngi jël ay dogal yoo xam ne daal ñi nga xamante ni ñooy médecins yi seen xam-xam màcc jëm ci wàllu woowu. parfois du ñu leen si laaj seen xalaat ba sa cëppaandaw ga beneen bi tamit léegi sax dem nañ ba nga xam ne nee nañ ko am coronavirus sa kër ngay fajoo maanaam daal mu bëri ay rëq-rëq yoo xamante ni gis nañ ne am na si Aly Ngouille Ndiaye tamit nee na kuy dox si mbedd mi mën ngaa bañ a takk masque loolu yow lan moo ci sa commentaire. li ma ci commentaire ak li ma retenir daal mooy Sénégal état bi amul autorité kooku moom amul autorité bon wax ma sax Covid bi sax mais ak yu bëree c'est-à-dire que man mënuma comprendre état boo xam ne port casque ci kii mënoo ko imposer ses citoyens surcharge mënoo ko tere si sa biir dëkk ak yu bëri yoo xam ne vraiment c'est basique quoi dëkk civilisé boo demee loolu doo ko fa gis mais loolu yow pouvoir public fii si Sénégal mënoo ko imposer quoi donc comme ni ma ko waxee rek pour affaire Covid bi mais biñu ne léegi nañu tëji jàkk ci ak jumaa yi mais am na dëkk boo xam ne nee na ñoom duñ ko def ñi continuer ñëpp xam nañ ko. waaw état bi deltu ginnaaw. non état bi di seet mel ni dara xewul ñu ngi julli juróom di julli ajuma. lu tax parce que benn sëriñ fa nekk. te sëriñ boobu am na relation yoo xam ne am na ko ak président de la république. donc relation personnelle dafay influer ci relation bi nga xam ne état bi moom la war a am par rapport aux citoyens n'est-ce pas bon léegi yow nga bàyyi dëkk boobu ñuy julli di def lu leen neex. nga bëgg a dem léegi Kaolack di interpeller ay sëriñ Dakar nga bëgg a jàpp ak ay sëriñ ay naayim di leen di jàpp di leen yóbbu police et cetera te dëkk ba léegi ñi def lu leen neex mais loolu mooy indi frustration moo tax ñenn ñi commencé di jëngu ne ñun tam dañuy mais gis nañ manifestation yi tamit ci manifestation bi mu commencé am ci guddi gi ak yooyu gis nañ état bi mel ni si la ba dindi couvre-feu bi. waaw mais état bi dafa ragal te dafa teel a daw manifestation yi ay du manifestation dara. franchement état bi dafa ragal. non franchement yàgg nañ nekk di def service maintien de l'ordre yooyu ay xale yu ndaw ay mbuucaambu di lakk ñetti pono fi tax ngay dellu gannaaw moo tax ma ne autorité bi état bi ne xoolaat autorité bu baax bu bëgg a dox bi dëkk bi dox ci yoon bu bëgg ñi respecté ko mais yoxoon njaay rek nga ñaali et cetera vraiment loolu du rôle état quoi. waaw manifestation yu ñuy wax garaawaay boobu taw na ñi ñoo ko exagéré rek xëy na aussi prétexte la pour ñoom rek pour xëy na dellu gannaaw. man manifestation yi ma doon gis la vraiment ay mbuuca ko doon def quoi. kooku yëngalul sa benn commissaire d'arrondissement. d'accord mais li nga xamante ni tey moom mooy couvre-feu beeg état d'urgence bi nga xam ne amaloon nañ ko Sénégal ba jëli ko fi. bu njëkk ba xam naa boobaak léegi yàgg na mais ñoo ngi dem doog am occasion pour toog man ak yow. gisoon nañ policiers yi takk der yi di dóor ñi nga xamante ni ñooy askan wi maanaam ni ñu géré woon état d'urgence beeg couvre-feu bi yow lan moo ci sa xalaat. c'est là que ni ma ko waxee woon rek ci benn contribution.
c'est-à-dire que actuellement 90% sénégalais xamuñu luy état d'urgence xamuñu luy couvre-feu parce que boobu mu ngi gëj am presque en 88 L4 yu bëri yi nga xam ne dañoo wàccoon ci mbedd bi ñu ci bëri mosuñu dund couvre-feu xamuñu luy état d'urgence donc il fallait d'abord une démarche li tubaab di wax une démarche pédagogique c'est-à-dire que même boo ko décrété sax mun nga ne dinaa décrété naa ko waaye ñaari fan yi ñetti fan yi léegi yéen ñi di wàcc ci terrain alkaati gendarme yi dem leen ngeen def benn méthode pédagogique koo leen tasal bu leen ko dóor bu leen ko saaga bu leen ko amaan sax yedd leen ko bu ñu ko defee 2 jours 3 jours léegi nag ñu doo ko réprimer te répression bi du dara du nga jàpp nit ki yóbbu ko commissariat ba wala ngeen yóbbu ko comme jamono ñu def temps yooyu yóbbu leen si benn bayal teg leen foofu bu ëllëgee nga yóbbu leen ci procureur de la république wala nga fayloo leen amam mais dóor moo amu ci yoon waaw. d'accord jërëjëf commissaire Boubacar Sadio lu jëm ci mbirum coronavirus tamit gis nañ ne Union européenne dafa am ay dëkk yoo xamante ni dañoo wax ne bu ñu ñëw ci seen espace ndax dëkk yooyu coronavirus dafa bëri ñu gis ne Sénégal tamit boole nañ ko ci réew yooyu lan moo ci sa xalaat. waaw mais c'est-à-dire que Union européenne dëkk bi léegi information fépp lay jàll parce que boo fàttali ko je crois que ça fait maintenant 1 mois ou 2 mois ministre de la santé suñu bopp moom moo ne on a atteint le pic parce que boo atteindre pic bi léegi yëf yi dootul yokku dafay wàññi waaye yow nga ne il y a 1 mois nga ne yokku tu as atteint le pic te yëf yi dafa gën a doubler par rapport ak bi ngay jamono bi ngay wax loolu mais Union européenne ñu ngi suivre ñu ngi am information yi donc dañuy ne ñii maîtriser wuñu seen situation loolu rek moo tax. waaw du question fayanto te fayanto boobu ñuy wax aussi. del dégg rek ñun amuñu doole bu ñu fayanto ak Union européenne man maa la ko wax. mais est-ce que jamono ji mënuñoo wax ne Sénégal mbir mi ministère beeg ñi nga xamante ni ñoom lañ ko dénk est-ce que mbir mi demul ba ëpp leen loxo coronavirus bi. waaw moo tax man ne damay jaaxle est-ce que am na benn plateforme de coordination boo xam ne dafay boole ministre de l'intérieur ministre de la santé ministre des forces armées nga xam ne chaque matin. kuréel boobu day tase ñu toog di waxtaan di weccante xalaat xoolal rek tout récemment nu mu tudd ci conférence su Aly Ngouille Ndiaye bi mais nous ne sommes pas dans un cas d'urgence sécuritaire nous sommes dans un cas d'urgence sanitaire Abdoulaye Diouf Sarr moom moo waroon wax bu waxee ba def description situation sanitaire bi ba pare léegi nag mu doog a joxe léegi la parole Aly Ngouille Ndiaye ne ko na point de vue sécurité di ak li leen jël comme mesure waaw. kon cuune la daal. non cuune la yàgg dañ nekk cuune. d'accord léegi coronavirus bi tax na réew yu bari ci Afrique ñoo ngi sàkk ñu baal leen seeni bor rawatina Sénégal. Sénégal ba mbir mi coronavirus sax ñenn ñi tax dañoo jàpp ne li tax yenn réew yi di baalu seeni bor moom dañu bëgg a taafantaloo ak li nga xam ne mooy coronavirus ndax Sénégal dañu gis ne coronavirus bi dafa commencé rek président Macky Sall mel ni ku sol robe avocat chef d'état africain yi di wax fenn fu nekk ngir ñu baal ñu bor yi yow lan moo ci sa xalaat. man sama xalaat moom bon vraiment position de principe laa amoon dama ne sax ni ñuy ñaan sax ñuy saraxu bor ñu bàlleen bor yi dafa yërëmtalu daal waaw dafa mel ñoo xam ne daal dañuy yelwaan man sax d'accord ma ñu bàlleen seen bor parce que bor yi sénégalais yi nekkuñu ko ñoom ñi nekk ci kaw ñoo dem lépp di ut ay terre di tabax ay stade ci loo xam ne amulul benn njëriñ askan wi waaw seen poche la nekk gannaaw ñoom ñoo ko jëlee seen poche la nañuy débrouiller léegi fu dem fay quoi n'est-ce pas donc c'est un investissement yi ñu def rek. investissement yi moo baaxul wala. moo baaxul c'est-à-dire que dañoo am priorité de question de priorité choix yi ñu def les stratégiques de développement. terre ban njëriñ la amal Sénégal boobu ba léegi ñaata yoon la ñuy wax te fii ak 1 an encore du daw. li ma la mën a garanti stade ba la ñuy tabax ne dañ fay basket ñaata yoon lañ fay basket ci at bi xëy na benn yoon ñaari yoon arène ba la ñuy tabax Pikine waaye soxlawuñu arène de lutte xam nga lu ñu soxla woon. ñu yokk seen plateau médical au centre Dominique wala ñu tabaxaat yeneen centre Dominique hôpital Dalal Jàmm bële ñu jëlaat fa encore yeneen 4 milliards dugal ko ci pour ñu am un plateau standard aux normes internationales yooyu yëpp defuñu ko waaw ñoom li leen soxal mooy dépense de prestige ay éléphant blanc waaw c'est-à-dire que da ngay def xaalis bu bëri ci loo xam ne amulul askan bi njëriñ loolu moo leen topp fi mu nekk nii quoi bor boobu nañuy débrouiller pour fay ko dañ ciy taafantul rek comme ni ñuy taafantul ci coronavirus bi di régler yu bëri di tere ñi ñi manifester fii di tere ñi ñi di wax fi et cetera xëy na ni ma la ko waxee sànq politicien mun nga leen comprendre ci benn côté parce que dañ leen ñu dem wuyu ci ku si wuyul woon si ñu ne bëggoo réew mi bu ñu jógee si ñu ne dañuy jàppale président de la République ci lañ nekk ni ba léegi nii
waaw coronavirus bi nañ ñaan yàlla mu jóge fi ni mu gën a gaawee ñoom ñu reprendre seen activité mais nag am na ñoo xam ne nag xëy na duñu ay politiciens sama compagnie gi ñun mën nañu continuer di wax di dénoncer yenn yi et cetera dégg nga Mansour Faye ñeneen ñu ngi koy laaj facture pour lu mu jënd ceeb bi ba léegi joxew ko te waxoon naa général François ne ko yow fi nga jóge bokkul ak fi nga jëm fi nga jóge ay militaire a fa nekk ay gor a fa nekk ñoo xam ne dañ leen tàggat. am na lu rus am na ñuy jommul on nous tue on ne nous déshonore pas et cetera mais fi nga jëm foofu moom ay cécité fa nekk ay bouquet fa nekk. donc pour que nga mën a liggéey sa liggéey correctement dina xaw a jafe daal. jërëjëf commissaire Boubacar Sadio ñu lay sant bu baax a baax di la gërëm waxtu wi jeex na lan ngay tàggoo. li may tàggoo rek mooy xëy na kaddu yi dëgër na nañu ñu jàpp ni d'abord sama tempérament moo mel noonu te nañu jàpp aussi li may def du pour sama intérêt bopp comme ni ma ko waxee rek wax dëgg yàlla maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax am na Sénégalais yu bëre yoo xam ne vraiment xam naa ni maa leen tane waaye yërmande nag bi ma am ci ñoom moo tax léegi may yëngatu nii n'est-ce pas par principe la par conviction dama bëgg réew mi ku nekk gis sa bopp waaw ku bëgg a faju nga faju ku bëgg yóbbu sa doomu école nga yóbbu sa doomu école ku dem marché war nga mën a am loo xam ne xëy na boo ko indi kër ga nga mën a am njël boo xam ne c'est normal loolu moom mooy tax a yëngatu du leneen du question da nga mer de question da nga mer président c'est-à-dire que sénégalais souvent nga baal ma de Abdou Khadre souvent journalistes yi sénégalais question yooyu la ñuy posé quoi est-ce que tu n'es pas frustré et cetera mais doo gis mu généralement journalistes occidentaux yi di poser question yooyu quoi c'est-à-dire que duñ ko ramener au niveau personnel au niveau subjectif ñoo au niveau objectif lañ ko yóbbee est-ce que commissaire bi li muy wax yéenoon na maana wala yéenewul maana loolu la ñi war a seet rek ni mu koy waxee nag beneen problème la ku nekk ak sa personnalité waaye maa ngi ñaanal ñëpp jàmm bu ma sañoon vraiment réew mi dem ni nga xam ne noonu la ko Macky Sall diggee woon mais malheureusement nag réeg bi nag dafa diig waaw léegi nag na ñi préparé pour 2024 et vraiment si jàmm ñu jëlee ko fi indi keneen koo xam ne yaakaar nañu tasuñu yaakaar te ñu dugal ci bopp Sénégalais politiciens yi képp koo xam ne fii defoo li nga xam ne du yoon dañ lay dénoncer. jërëjëf commissaire Boubacar Sadio ñu koy sant bu baax a baax di ko gërëm mbokk yi moom la ñu invité woon tey ci seen émission pencum réew mi Abdou Khadre Seck moo nekkoon ci micro bi Mamadou Diaw Diallo nekkoon ci wàllu technique bi seen émission pencum réew mi la woon ñu leen di jox dig daje samedi bii di ñëw.